asalaamaaleykum mbokki ak xarit yu ñuy seetaan ci seen chaîne GMS wala sax ñu ñuy déglu ci rajo bi 89.3 FM tey nag yéen a ngi ci seen émission royukaay di émission bi nga xamante ne dañuy feeñal ay jàmbaar di feeñal ñi nga xamante ne macha allah ci secteur bu ñuy yëngu ay jàmbaar lañ fa wala sax ñu doon ay leader tey nag gis ngeen décor bi nga xamante ne moo nekk sama gannaaw ñoo ngi fii ci ay toolu Ndamaras wala sax toolu Darkase comme nun koy waxee fii ni ca Casamance tey nag ñoo ngi ci quartier Diabir ñëw seet si suñu benn yaay mu doon soxna bi nga xamante ne jàmbaar la ci li muy def ndax ci affaire Darkase moom lay yëngatu ci biir émission bi dinañ ànd ak moom ñu xool processus bi ndax doon jigéen bi nga xamante ne Ndamaras bi lay faral di jël jus bi jël ndox bi li nga xamante ne moom mooy jógee ci Ndamaras bi def ko jus pomme bi mu daal di ci def yeneen façon transformation moo xam cere wala sax ay araw wala sax li nga xamante ne moo di brochette moom nag la ñuy dalal tey di madame Awa Gnucky moom la ñu seet si tey fii ci toolu Ndamaras yu nekk fii nii ci Diabir fas yéene ko dalal ci suñu émission royukaay dañuy ànd ak moom léegi rek ñu dem xool processus bi naka lay demee léegi-léegi. asalaamaaleykum maman ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tey nag yow la ñuy dalal ci suñu émission royukaay ñu bay la rek nga présenté wu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan. asalaamaaleykum mbooloom waa Ziguinchor ak fépp koo xam ne yéen a ngi ñuy seetaan maa ngi tudd madame Noël Gnucky mais ñu damay daxantal Awa waaw tey nag comme ni mu ko waxee. daf ma ñëw seet si nit bu la seet see nag ba ci sa biir kër wala ci sa biiru liggéeykaay nga war koo won fi nga ko mënee. voilà maman tey nag ñu ñëw seet si la ci sa toolu Ndamaras bi nga nekkee nii nga ciy def nag lu am solo tey dem na ba sa tur bi tey dem ba bitim réew maanaam yematul sax Sénégal ba bitim réew sax dañuy faral di dégg sa tur léegi bu ko defee dañ lay topp. ñu xool processus bi naka lay demee ba nga jël Ndamaras bi maanaam Darkase bi def ci ay transformation léegi ban étape la ñuy commencer. waaw lépp loo gis rek ci benn lay commencer léegi dañuy dem ma won leen naka la ñuy foree léegi ni jóge naa ci sama kër egg naa si tool bi léegi nañu dem ma won ngeen xool tool bi gis naka la ñu koy foree. kon boog mbokki ak xarit yi nañu ànd ak suñu maman Awa Gnucky ànd ak moom xam naa charrette bi la ñuy yéeg ndax moom lay faral di utiliser di dem ci tool yi pour dem fori li nga xamante ne moo di Ndamaras kon dañuy yéeg léegi rek ci charrette bi ànd ak moom dem tonni ñun ñëpp dañuy bokk nag tonni nag ci li nga xamante ne moo di Darkase bu ko defee ñu topp ko xool nag processus bi. maman dawal bi charrette bi mbaa méttiwul rek en tant que jigéen. métti na méttiwul ndax dafa mel ni oto booy dawal dafa mel ni vélo booy dawal dafa mel ni moto booy dawal lépp loo gis rek ci xam-xam la waaw bu leen defe ni lii da nga koy charrette da nga koy dawal charrette rek ñeen tuddee ko charrette rek mel ni du code il faut nga xam say droit nga xam fii war naa jaar à droite comme war naa jaar à gauche léegi nii dañu war a dem à gauche donc da ngay pousse ñu dem à gauche. waaw fii fan la nii fu ñu nekk nii. léegi nag ñu ngi dugg ci biir tool bi gis nga lii yëpp tool bi la tool bi moom ça fait 9 hectares léegi nag fii yëpp dafay day am Darkase lii yëpp dañ koy day for da xale yaa ngi nii di for léegi lañ fi jógee la ñu jógee ci côté bii di for loolu moo tax fekku leen fi kaju bi nañu dem ci côté bële am na côté boobu noonu foruñu ko ci suba ba léegi foruñu ko waaw léegi foofu la ñuy dem nii. foofu la ñuy dem nii te à chaque fois rythme bi nii lay demee ñëw fajar boo leen ñëwee ñëw dugg ci tool yi ngeen ñëw for. lii moom chaque matin à partir de mois d'avril nii lañ koy jàppoo ba mois de juin fin juin début juillet ma arrêté lii carrément ma dem ci mbéy mi parce que damay béy aussi.
ñëw nañu ci tool bi gis nañ la yaa ngi doon for li nga xamante ne moo di darkase bi for bi ndax yomb na. sama doom amul lu yomb de dara yombul metti na nag waaye nag gannaaw lii mooy sama wërsëg lii mooy sama alal ku lii faw ma for waaw. fii ci tool bi boo leen nee nga sànq ñaata hectare la. 9 hectares la. 9 hectares léegi yéen tey boo leen foree ba pare ñaata sio wala tam ñaata paan ngeen di faral di am par kii bés. bon xam nga ça varie tey day am suba du am fan démb boo leen ñëwoon démb moom dara amul mais bu baree ba bari mën naa wax ni fi nga xam ne mën nañu génne 260 litres par jour kon mën nañu am comme bu paan yële bu ñu eggee si paan yële mën nañu am foofu comme ay 20 paan waaw 10 à 15 paan daal ba 20 paan bu fekkee bari na ba bari parce que dafay bari ba nga xam ne du ñu jeexal for tool bi. 10 à 20 paan ngeen koy yenu en tant que jigéen ndax toute la journée ngeen di faral di yenu wala yenn saa yi da ngeen di jël charrette bi ngeen. dañuy yenu sax de dañuy yenu tuuti dañuy yenu li gën a bëri dañ koy yenu parce que le temps que nga toog di takk charrette bi di def mais quelque fois nag bu bëree ba bëri comme ni ma la ko waxee il faut que ñu teg ko fii ci charrette bi ñu yóbbu fële fekk bëri na am nañu ay paan yu bëri yu mag ñu def ko ci charrette bi ñu yóbbu ko fee mais li gën a bëri moom dañuy yenu. waaw da ngeen di yenu tool bi yaa ko moom wala tam dañ la ko abal pour nga ciy liggéey. tool bi héritage alal sama baay la suufi sama papa la waaw. léegi tool bi yow kese yaa fi liggéey wala da nga maanaam da nga jël ñi nga xamante ne dañ lay jàppale ci for bi par jour. bii liggéey moom benn nit mënu ko liggéey moo tax dañ koy liggéey en famille waaw dañ koy liggéey en famille ma jëlaat yeneen nit yoo xam ne dañuy ut liggéey ma jël leen ñu bokk si liggéey bi. léegi bu ñu jógee ci tool bi deuxième étape bi fan lay doon. dañu koy yóbbu fu ñu ko war a liggéeyee fu ñu ko war a def première étape deuxième étape bi mooy comme for nañu ko bi fi ba pare dañu koy yóbbu fële fu ñu koy tourner ci dindi noix bi dugal ko si machine bi pour extraire le jus. ñu génnee jus bi yenn saa yi damay gis darkase yi ci kaw mu ñor ba pare ndax yéen doo leen di faral di maanaam di ko dagg ci garab bi wala yéen da ngeen di préférer bi nga xamante ne dafa daanu lan mooy différence. bon bu fekkente ni kaju bi da nga koy defar jus borloo ko dagg parce que kaju bu ñoree rek dee daanu waaw bu fekkente ni kaju bi ñorul da ko dafay xonk ci kaw rek xamal ni ñorul mais bu ñoree rek dee daanu bu daanuwee nag ci lay am jus bu baax bu normal. léegi kon ñu dem fi nga xamante ne foofu ngeen di defee kii bi di ko kii pressé pour ngeen def ko jus bi ngeen génnee jus bi. voilà maman gannaaw bu ñu jógee ci tool bi ñu for ba pare léegi ñoo ngi ci deuxième kii bi étape bi fii mooy fan. fii lañ ko bu ñu foree fale ba pare ñu indi ko fii la ñuy donc comme ni nga ko gisee ni ci la ñu dindi noix bi ci la ñuy séparer noix bi ak pomme bi parce que pomme bi mooy sama soxla pomme bi mooy sama fii laa amee spécialité nit ku nekk ak sa liggéey da ngay liggéey mais da ngay naan lii laa mu ne même bu dee ci togg bi da ngay naan man de kaldu laa mu ne wala man de suppa kanja laa mu ne man de ci pomme bi laa mu ne waaw. yow pomme bi ngay gën a soxla jus bi tam ndax tam da nga ciy liggéey yenn saa ay kii produit. waaw ci pomme bi ci la ñuy génnee jus bi ngay gis ni suñu paree léegi xale bi dina ko sotti ci machine bi mu won la naka la jus bi naka la ñuy génnee jus bi ci machine bi léegi suñu génnee jus bi ba pare ñu yóbbu ko ci sama usine bi fi ñu koy defaree ñu defar ko ñu traité ko def ko jus non fermenté bu ñu paree lii nga gis nii ci gannaaw ci la ñuy defaree mën nañ ko defaree cere mën nañu ko bu ñu nee cere rek da ngay xalaat ni lépp loo xam ni dañ koy def si dugub pomme bi buñ ko weeree ba pare
génnee ndox mi weer ko ba pare wol ko mu nekk sunguf lépp lu ñu liggéey ci dugub mën nañ ko ci liggéeyee waaw am na foo xam ne tamit buñ ko defaree bu ñu demee ci usine bi di nga ko gis buñ ko defaree ba pare lépp loo xam ni buñ ko dugalee si waañ bi lépp loo xam ne dañ koy togg ci yàpp mën nañ ko fa toggee. comme lan. comme brochette. comme rago. comme lépp daal loo xam ne dañ koy togg plat yàpp mën nga ciy toggee bu dee yow sax doomi Casamance nga lii buñ ko weeree ba mu wow danañ ko utiliser xam nga yàpp lañ koy tuddee léegi bu ñuy toggee ñuul comme li ñuy wax fii tafu danañ ko ci def mu servir yàpp waaw. mu doon Ndamaras doon li nga xamante ne tey bëri na ay variété lu bëri li nga xamante ne tey mun nga ko fa maanaam lu bëri li nga xamante ne tey mun na juddu ci li nga xamante ne moo di darkase bi Casamance tam tey nekk benn région bi nga xamante ne tey bëri na li nga xamante ne tey population bi mun nañ ci jël liggéey si comme ça ñu gën a créer li nga xamante ne moo di emploi comme ni nga koy defee. waaw xam nga nit ñi dañuy wax liggéey amoon nañu wax ni xeeb moo fi nekk waaye liggéey ñàkku fi dañuy xeeb lii ku fi yendu woon tey suba comme ni nga ñu gisee fële ñuy for ku fi yendu suba ba ngoon jot nu mu métti de di nga am 500 francs nu mu néew boo góorgóorluwee de mën nga am 1000 à 1500 waaw pour ne pas dire 500 francs dégg nga kon boog liggéey baa ngi fi de man de xeebuma man de kii nekk fële ci taax man de ñeew ma ko daal waaw je suis fière de là où je suis assise très fière. bu njëkk ba dañ daan gis tool yi yenn saa yi da ngay dem ci ay tool nga gis foofu mango yi di yàqu nga gis ay fruits yi nga xamante ne ci période bii leen koy gis wala sax nga dem ci yenn tool nga gis ndaamar kii bi foofu noonu darkase bi di yàqu yow tey boo gisee loolu noonu lu mu lay def. man bàyyiwuloo xel de waaye soo bàyyi woon xel bi ñu yéegee ci charrette bi amoon na darkase ci suuf man du ma dox mukk wala may nekk ci charrette bi man charrette laay dawal de même bu ma doon dox ak tànk su ma gisee kaju bii nii ci suuf damay sëgg ma for ko ba teg ko nii à côté parce que xam naa njëriñ bi waaw moo tax dama ko fonk dama ko respecté torop ndax xam naa njëriñ bi ndax lii lekk la boo xam ne mun nga toog une semaine di dund si lii fekk laaluloo ceeb waaw. te kaju doon na li nga xamante ne lu ñu koy gis ci Casamance bëri na wala am na tam yeneen kii région yi fi nga xamante ne mun nañ ko fa gis wala fii la gën a bëri Casamance. bon Casamance de bëri na fi bu dee yeneen pays Guinée producteur la Côte d'Ivoire mooy premier producteur après la Guinée-Bissau. waaw Casamance bare na fi neewoon nga fi sànq da ngay dem ci ay tool nga fekk fa ñu jóor ko ne duñ ko laal noix bi rek la ñuy laal. waaw ñu bëri ñu ngi fii sax man foofu lay sama bos su doyul damay dugg ci tool yi di ko fay jëlee ndax li tax les gens ont tendance à dire que alcool la amul dara lu dul fermenté dama jël sa kaas nga pressé léegi orange nga teg. boo pressé léegi orange nga teg heure bii ba suba heure bii dafay fermenté kon amul lu dul fermenté peut-être que darkase bi fermentation bi dafa gaaw rek mais darkase moo nekk jus boo xam ne c'est 100% jus boo xam ne moo gën a riche que orange darkase lu muy def ci doomi aadama mënuma la ko sax expliquer. lii darkase bi mooy bax nii jus bi nekk si biir mooy bax nii bu fekkente ni dafa jus bi ñu koy sol dafa am saleté dafay bax yëpp mu dégager saleté bi mu génne lépp. loolu moo tax képp koo xam ne yaa ngi naan darkase bii nga naan ko léegi ni ko kii pressé léegi ni nga naan ko su fekkente ni c'est pour la première fois nga naan ko foo jaar sa biir dina daw parce que dafa fekk foofu loo xam ne dafa salte wala mu fekk fa foofu feebar waaw boo ko naanaatee 2 ou 3 fois di nga gis mu bàyyi mais boo koy naan première fois il faut que sa biir bi daw parce que salte bu mu fa fekk waaw donc darkase daal lu baax léegi boo leen tànnee ba pare génnee ngeen xoox bi yéen a koy xar ci digg après beneen wàll bi naka la ñuy def. dañ koy yóbbu ci machine bi waaw dañ koy dugal léegi ci machine bi ñu pressé ko waaw moom ngay gis léegi bu xaramul def mu pressé léegi nga gis jus bi ni muy génnee waaw. voilà ñoo ngi fii ci étape bi nga xamante ne Ndamaras bi wala tam darkase bi wala sax kaju bi xam nga nag dafa bëreetoon buñ ko buñ ko kiyee ba pare tonnee ba pare xar ko ci digg ci machine bi leen koy andi pour mu mën a génnee li nga xamante ne moo di jus bi maanaam machine bi daf koy pressé étape bi nag alaaji moom moo fi nekk moom moo ñuy wax liggéey bi fii naka lay demee alaaji ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay.
Alaaji yow yaa nekk ci machine bi nga xamante ne tey moom mooy pressé lii di kaju bi pour mu génnee jus bi fii liggéey bi fii nii naka lay demee ci étape bi. liggéey bi fii bu ñu ko xaaree ba pare ñu indi ko ci machine bi ma dugal ko après planche yi laay jël ma ji xerme ba pare après su ma defee nii ba pare bii laay indi après ma door fi après ma soog a jël cric bi teg ma soog a jël cric bi après ma teg foofu nag di pressé waaw ndog bi di wàcce fale di wàcc ci tuyau bi fii machine bi ñaata paan ngeen fiy faral di sotti wala tam ñaata tuyau ngeen fiy sotti comme kaju. paan bu ñuul bi ñaari dañu fay sotti ak benn tuyau bu ñuul bi après ñu tëj après bu ñu ko pressé day am ñaari bidon 20 waaw machine bi daal loolu la mën a génne bu feesee. maanaam dañuy jël ñaari paanu darkase ak sio ñu def ko ci machine bi boo ko pressé ba pare dina génnee ñaari bidon yu 20 litres. maman dem nañu ci beneen machine bi nga xamante ne foofu la ñu doon pressé lii di darkase bi buñ ko pressé ba pare léegi ban étape la ñuy dem lan moo des jus bi ak pomme bi yëpp naka ngeen koy def fan la ñuy dem. waaw comme léegi PADEC dafa ñëwoon mu fekk ma fii PADEC mooy programme d'appui au développement de la Casamance. ñii ñoo ko financé canadiens yi bi ñu ñëwee ñu fekk ma comme ni ngeen ñëwee fii tey ñu fekk ma may liggéey bi jaaxal leen ñu dem toog après ñu oo ma ñu ne ma vraiment dañu bëgg a valoriser jus bi léegi ci lañ ma tabaxal unité de transformation léegi nag ci unité de transformation bi foofu la ñuy dem léegi ma dem won leen naka la ñu koy traité ba mu nekk jus boo xam ne mën na def 5 à 10 ans sans fermenter. waaw foofu la ñuy pare dem léegi. foofu tamit nga am fa benn personnel bi nga xamante ne comme fii rek xam nga fii am na personnel buy dem for ñëw raxas ko pressé ko fële tam am na tam beneen personnel bi nga xamante ne ñoom am nañ fa beneen kii liggéey ban lañ fay def bu wuteeg bi. foofu tamit bu ñu demee di ngeen gis ni foofu tamit beneen personnel moo fa nekk boo xam ni uniquement ci transformation des produits locaux. Mais la spécialité de l'unité, pourquoi l'unité a été créée, c'est sur la pomme de cajou. Mais mënuñu comme Casamance dafa neex bari ay fruits à chaque période dañuy am ay fruits après jus de cajou am na yeneen produits yoo xam ne ñu ngi ko fay defar bu ñu demee léegi nii di ngeen gis yeneen yoo xam ne ñu ngi koy transformer foofu. voilà ñu nekkoon fii ci première étape bi nga xamante ne fii la ñuy foree lii di ndaamaraas bi ñu jël ko raxas ko pressé ko ñu génnee jus bi cette fois-ci dañuy dem ci bërëb bi nga xamante ne mama ñu ki foofu noonu lay dem am na fa beneen personnel ñu daal di jël lii di jus bi defar ko ñu daal di jël pomme bi tam def fa tam yeneen produit yi nga xamante ne askan bi mën nañ ko jëriñoo kon dañuy dem léegi nii rek ci unité bi ñu dem fekki foofu tam beneen étape bi nga xamante ne moom la ñu nar a waxtaanee ci seen biir émission royukaay à tout à l'heure. voilà maman yegsi nañu ci unité bi fii lu ma gën a marqué mooy bu ñu yegsee tak dañoo changé li nga xamante ne moom la ñu soloon ñu jox ñu ay blouse jox ñu ay mbaxane lan moo waral changement bi. ah yow ci sa bopp sax boo soolee rek da nga xam ni changement war na nekk parce que dañu jógee ci ay tool léegi ñu ñëw ci industrie léegi bu ñu nee unité de transformation on dit l'hygiène. donc léegi jóge nañ ci àll bi ñëw nañu ci unité bi donc dañu war a changer dañu war a dem ci toilette yi sangu changer waat yére yi soog a mun a commencer liggéey ci biir unité bi. waaw boo gisee ma ne la ñu ñëw fii comme que jóge nañu ci tool bi fii mooy dinañ la présenter unité bi
unité bi on l'appelle l'unité de transformation et de conditionnement de la pomme de cajou xam nga loolu nga jógee ji ci tool bi kon boog fii mooy première étape bi ci unité bi comme ni ñu defoon première étape ci tool bi fii réception bi nga gis nii d'abord l'unité s'appelle demir en mankagne veut dire muñ xam nga sànq bi ñuy for fële da nga ne woy yaay lii metti na de xam nga ku muñul fële doo egg fii léegi moo tax ñu tuddee ko muñ demir mooy muñ patience persévérance léegi réception baa ngi nii bëpp de sorte que bu ñu paree ci pomme bi ñu ngi ci mango bi ñu ngi ci madde yi et cetera donc fii mooy réception quand on dit réception mooy comme ni ñu jógee woon sànq fële ci tool bi jëlee nañ ko ci àll bi indi nañu foofu fi ñu toogoo noonu ñu réceptionné suñu produit peser wuñu ko mais on l'a trié ñu ngi doon trier si c'est la même chose il faut peser il faut trier et on passe au lavage xam nga fële aussi amoon na lavage malgré que c'est en brousse mais il y avait lavage équipe bi mooy liggéey fii ci unité bi tool yi rek laay nekk mais nag lépp loo xam ne jóge na fële ci unité bi ñëw fii rek ñoom ñoo koy liggéey waaw. léegi bu ngeen ko trier ba pare dañuy dem ci fi nga xamante ne moom mooy raxas bi. waaw fii mooy lavage bi waaw kajo bi bu ñu koy indee fële yi tamit dinañ ko laver fii de. bu ñu ko raxasee fii ba mu set ñu indi ko fii ñu découper ko comme gis nga fële ñu ngi koy découper fële fii tamit dinañ ko découper bu ñu ko découper fële ñu teg ko fii ñu presser ko fii parce que dafa guddi loolu moo tax indi wuñu woon fii kajo bi fële ñu presser ko mais comme jël nga ko fële mooy jus bële léegi bu ñu ko presser fii ba pare ñu indi ko fii. léegi normalement fii lañ ko pressé war a pressé. mooy jus bi nga xamante ne moom la ñu jël. dañ koy ñëw waa pressé ba pare. voilà fii lañ koy seggee. léegi da ngay takk kii bi morceau bi nga mun ko segg bu baax. léegi jus bi moom la ñuy sotti fii bu ñu ko sottee fii ñu dindi ko mu tuuru na fii ñu génne ko fii ñu sotti fii. ñu génnewaat ko fii ñu sotti kii fii nga koy xool ndax leer na ba muy leer ñu génne ko def ko mise en bouteille ñu sol ko fii ñu def ko ci bouteille bi nii léegi bu ñu ko solee fii ba pare ñu def ko nii voilà nii la ñuy def ñu tëj ko. maanaam bu ngeen ko kii dañ koy sotti ci bouteille bi fii nii lañ koy tëjee. léegi bu ñu ko tëjee ba pare ñu pasteuriser ko maanaam ñu dugal ko ci marmite bii wala beneen ñu baxal ko pendant 10 à 20 minutes rek ñu génne ko mooy tax du fermenté moo koy jox lii fii nag moom mën na fi nekk 4 à 5 ans du def dara waaw lii mooy processus jus de kaju bi waaw. mooy li nga jëlee. gis nga dafa set wicc mi ngi leer amul benn dara li nga xamante ne dafay mandargaal ni kii. ñii ñoom ñu ngi soog a commencer mais je pense que war nañu mën a comprendre parce que ñoom lycée bi ñu nekk lycée agricole jàng nañ ci lii lu bari waaw jàng nañ ci lu bari mais kii comme kële comme kii. ku ci nekk mën na la expliquer li des fii sur la table waaw parce que man tamit yor naa leen yàgg na te ay xale lañu yoo xam ne dama bëgg ñu dem ci kanam bëgguma ñu toll ak man sax dama bëgg ñu raw man fi ma dem loolu moo tax man dama leen bëgg di expliquer tuuti ma jox leen ñoom tamit ñu expliquer yéen ngeen seet ndax comprendre ndax xam nañu li ñu nekk di def ndax bëgg nañu li ñu nekk di def nit mën nga xam mais bu fekkante ne bëgguloo kenn mënu si dara léegi ñu ngi noonu man tamit ma wàcc jox leen. voilà ba tey ñoo ngi fii nii ci unité de transformation bi ñu ñëw fekkaat fi tamit beneen personnel bi nga xamante ne ñoom tey produits locaux yan ñoo fi jógee yépp ñoom ñoo koy defar unité bi nag di former tamit wala sax madame Ñukki laay wax moom dafay former ay ndaw di former ay étudiants yi nga xamante ne partout la ñu jógee ci Sénégal bi ñu ngi sax ak benn ndaw fii nii di Béra Baldé moom nekk étudiant ci université Assane Seck bu Ziguinchor moom tam dinañu wax tuuti liggéey bi fii naka lay demee ñu ngi lay nuyu Béra.
maa ngi leen di fay. fii liggéey bi fii nii naka lay demee en tant que étudiant ndax yomb na ak tam lan moo la ci dugal. bon liggéey bi yombul en tant que étudiant parce que boo nekkoon di jàng à un certain moment ñu indi la nga nekk ci transformation yombul mais li ma ci dugal moom c'est juste dama daan defee stage bi ma paree sama stage ma gis li nga xamante ne dafa am importance par rapport ak lu ñuy nekk di liggéey ci transformation bi lépp donc moo ma gën a tax ma gën a nekk fii ba léegi. léegi tey mën nga ñëw wax tuuti processus bi ak tam lan moo des ci étape bi gannaaw bi ngeen defaree lii ba noppi lan moo des encore. gannaaw bi ñu defaree pomme de cajou bi li ciy des moom mooy variété pomme de cajou bi rek ak yeneen produits locaux yi nga xamante ne moom moo nekk fii variété pomme de cajou bi mooy gis nga lii confiture de pomme de cajou la moo nekk nii lii date de pomme de cajou la. léegi andi leen fi yeneen yi non pas yëpp. soo andee lii la ni tàndarma voilà Béra bu ñu jógee ci beneen place bi ñëw nañu fi nga xamante ne foofu ngeen di defaree étiquette bi tey papier yii nii fan ngeen koy defaree fii ngeen koy defaree wala. non bii papier yi moom waa PADEC ñoom ñoo taxaw ba papier yi mën a am mooy étiquette yi lépp li nga xamante ne ci ak cadre kaju bi la boobu PADEC moo taxaw pour étiquette yooyu mën a am. quant à yeneen étiquettes yi nag ñun ñoo koy defar fii mooy yeneen produits locaux yi fii lañ koy defaree parce que bii neen koy gisee ni étiquette de kii la jus de nectar de papaya c'est autocollant quoi maintenant après nii rek ngay def nga collé ko léegi jeex na léegi bii nag dañ koy jël ñu yóbbu ko ci boutique bi ñu jaay ko waaw. kon léegi bu ñu paree fii ci boutique bi la ñuy dem. dem xool foofu noonu tam yan kii produit ngeen fa def. ok voilà mbokk yeeg xarit yi yéen a ngi ba tey seen émission royukaay gannaaw bu ñu jógee ci tool yi ñu ñëw nag ci fi nga xamante ne moo di unité bi ñoo ngi nag ci cappaandaw bi daanaka sax jeexal nañu ba noppi suñu émission ñoo ngi ci fi nga xamante ne foofu la ñuy maanaam exposé bépp produit bi nga xamante ne madame ñu kii defar na ko lépp mu ànd ci ak li nga xamante ne moo di ndaamaraas bi wala tamit pomme d'acajou bi ak personnel bu mu àndal mi ngi nii toog nag maman tey ñi ngi fii nii fii daal moo nekk stock bi fii daal nga daal di exposé lépp li nga xamante ne jot nga ko forfele ci tool bi. waaw fii ñu egg ni mooy ndaanaka mooy étape finale bi ñu lépp li ñu liggéey fii mooy boutique bi fii lañ ko exposé fii lañ koy jaayee waaw. maman tey métier bi est-ce que rëccuwoo ci dara depuis nga commencé si ba tey ak tamit yan réalisation nga ci def. bon rëccoo ma ci dara damay kontaan parce que damay njëkk a gërëm sama ñaari waajur ndax bi nga ñëwee ba fekk 9 hectares da nga xam ne sama waajur ay jàmbaar lañ yoroon ko di koy béy ci loxo man ma ñëw di koy béy ba tey maa ngi sëgg di béy ak loxo ba PADEC ñëw mu jëlee ma ci tool yi indil ma fii nga gis lii macha allah aw ma lu may rëccu parce que kontaan na li may liggéey bon maa ngi ci formé ay nit maa ngi ci famille yu bare ñu ngi ciy dund. kon de Dieu merci. est-ce que tey jot nga ci def ay réalisation maanaam nga samp leen nga ne lii kat forkaju bi kat moom moo ma ko may comme lan. yow kay forkaju kay fu mu toog bu nga forkaju ba yëg ci avion kay foofu mooy terminus bi foofu ko amatuloo dara lay wax lu dul di sant yàlla di sant PADEC après sama pare naa la wax lu tax naa la wax parcours bi ci PADEC. voilà tey métier bi ngay def wala sax liggéey bi nga def forkaju bi wax nga ko sànq yóbbu na la bitim réew dafa mel ni produit yi du des Casamance rek da nga koy yóbbu bitim réew. waaw produit moom c'est partout à l'heure où nous sommes mes produits sont partout dans le monde entier ndax fu salon ak de l'agriculture am rek damay dem waaw dans les sous-régions comme en Europe partout damay dem kon Dieu merci. est-ce que gars yaa ngi ñëw di ñëw jënd li nga xamante ne moo di jus yi parce que xam nga gis nañu ci marché bi tam ay jus importé wala ay yeneen jus yi nga xamante ne yenn saa yi dina bëri ay produits chimiques ci biir fii ngay defar produits yi nga xamante ne c'est naturel est-ce que tey population bi ñi ngi ñëw di ñëw jënd ci jus yi. waaw il est bien vrai que bon sénégalais moom mën naa wax ni bëggul yëfam. waaw mais quand même ñu ngi jënd comprendre nañu ñu ngi jënd parce que damay defar ay journée de dégustation bu njëkk xamuñu woon mais tey jii ñu ngi commencé xam parce que le produit est partout
dans nos sous-régions, dans la région de la Casamance, comme Kolda, Sédhiou, am nañu fa boutique. À Dakar, n'en parlons pas. Dans les sous-régions comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, surtout au Bénin, sama doom yaa nga fa, sama produit yaa nga fay dem. En Italie, sama doom nga fa, samay produit yaa nga fay dem. Samay produit c'est partout. tey mu doon tam liggéey bi nga xamante ne macha allah yaa ngi ciy former ay ndaw di ci former ay ñi nga xamante ne ay kii lañu étudiant lañu yaa ngi ciy créer tam ay liggéey tey ndax nguur gi mu ngi lay jàppale ci liggéey bi. man nguur gi daal moom ñëwaguñu de jàppale bi daal ñëwaguñu xëj na ci kanam nguur gi daal mooy PADEC daal bon c'est un programme canadien moo tabax unité bi. mu xam nga su ma paree ma wan la jaar bi ñoom à part ñooñu URD nekkoon na fi tey jii ASEFOC itamit ñëw na jox na ma matériel moom itamit maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. voilà mbokki ak xarit yi fii la ñu yem ak yéen ci seen émission royukaay comme nun koy defee rek tey nag ñu ñëwoon seeti ki nga xamante ne mooy madame Gnucky gis ngeen fu ñu jaar yëpp ba ñu yegg si fii tey processus bi dem ci tool bi for demaat beneen étape fi nga xamante ne dañ koy pressé ñu indi ko fii ci bërëb bi daal di ko transformé def ci ay produits yu bëree bëri yi nga xamante ne lépp ci darkase wala tam ci kaju bi leen ko jëlee waaye itam dëgg ngeen message bi nga xamante ne lancé na ko tam jeunes yi maanaam ndaw yu nekk ci Sénégal wala sax ci bitim réew yaa xam fépp fi nga nekk nga takk sa ndigg rek jóg liggéey en tout cas ngir rek Sénégal mën a jëm ci kanam man nag maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier nag équipe bi nga xamante ne tey moom laa àndaloon fii ci seen émission royukaay Djily Diédhiou moo nekkoon ci caméra bi Issa Sadio moo nekkoon ci logistique bi di jaajëfal bu baax a baax sama chef monteur yi ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo jàpp tam ci liggéey bi ba rek mu mën a rafet ni yéen tamit suñu auditeur ak tam téléspectateur awma seen fay xanaa rek di leen jox dig daje beneen numéro ci seen beneen biir émission royukaay ak beneen daanaan bi nga xamante ne war nañ ko dalal ci GMS jërë ngeen jëf.